Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. APRC Badingolo and Gambian Kolung Almume Kontong Momona Tona Kontongola Kontondro Koma Kola. Let me just hint on this point. Point sol mi alonko mbelafla kuol kachalal as time goes on ningi wato sotra or probably ni wato fana mansoto sa ko nyin discuss no at the radio studio studio kono mimo ka be for studio ting but janimbe futala woto let me just make some revolutions at the moment to reveal some of the issues but nte diamuno la pour ka mume manam but abe kala nyami wala mbe domande ne mala drong wo kola ngana nga tuje fo ngana kuol nyi laban ni ngana kuol nyi laban then from there mbina studio to but nsanyin kalam tande ko mimo sirif tambidu bi afutata IC Kiamanoya atata IC Kiamanoya at 1:25 p.m. B on Monday 1:25 p.m. Walem talankilin tilibulo miniti muandi lulu afutata IC la kordato abe sabatrin damito atata minna nadiata alaman satallama nim partanna investigation la mbina nga mume senemandi senandi moluma kayitandi moluma mimbe kering ani aborin kola nsafa ko abe kuokuto abe min plan ka walla abe kuokule tamandi kan we are monitoring nsafa ko atata ni moto minna wala navy blue Mercedes Benz sirif tambidu tata wala kata IC la Kiamano ya amanta ke bado praeta officer do fo ala residence to so ibe kuokuto isa kalamta ko our eyes are on them na borin kola nsediamu staffol mi yalon ko wolle be GCCI Gambia Chamber of Commerce and Industry molu mi yalon ko ye baygele mbe tolle no makan dron min yalon ko ye bay nyin do kolto mbe tolle no makan ni tol sotota anytime nin complete ko la mbina nga ko nyin fo dunia molu ma Gambia dingol ma ya moy aborin ko la managing director Ousmane Jobate ibe ko kudo molbe observe kanne atumbe monitor kanne. Don't be surprised pour nga nanga du ila office kono wo kola nga finti ila office kono italon na jumawol lenyiti so Ousmane Jobate on that note take note we are observing you kuoku mi alan ko ibe min barakan at the Gambia Ports Authority we are observing ibe kuoku min barakan Gambia Ports Authority we are observing albe corruption min tamani kan nyin lato mume mba observe kan and we will come with details in details ngaitani molma mimbe kere atum last time mol diam tale e ko nyinul ye informational moy nyaadi la atum nyinul ye telo nyaadi le foy kan informational long Gambia do yatal nse dunno ila office kono sinano ngasi ni face to face you will not even know who those people are. You understand? So Albert tapale min barakan Ports Authority to al salon ko imal sindije pour alla posol yal sindije le ko ni karo fata al sal karifa joro soto badolel be sirin de lalto dami yalon ko wol man domoro fangole soto no tiloto baratol ko hani corruption rek to an extent of how many thousands of dollars in minkadu itala poso kono tiloto. So in Safeko, whatever you are doing, we are monitoring. In Safeko, at the same time, the U.S. Embassy another lumina to your office. I'll tell you this, on the 5th of September 2019, U.S. Embassy another Gambia la wato minanga be kalamtal. Just to tell you that what you're doing, we are aware of it. So kuoku albe min tamandikang US Embassy mansino ala officer to pour min sadna itela dokulal wala ite ta ya tara ala officer to fo wala na ka futa GPA Ports Authority ila mo haji le bije e mantra koroska ila mo haji le bije to have about 2 hours in your office. For what reason? Nsafono fana Mimo
US ambassador kilingo bara janimbe futalato mbafula nyima masane kinde fanan ibe kuo kuto we are observing and we are monitoring you ibe kuo kuto we are monitoring you because malla finunka diamu ila kuola fonim partambe minna but ibe kuo kuto we are observing you probably from here against on Wednesday mbe parela la kuola mbinala ngaitani la ibe baro mimbela mbaitan la mulma ya kalamta. So on that note, take note that we are observing alni lawyer dabo katamunella focus US ambassador Asan B Jobate the Chief Justice ite kata munella Asan B Jobate ikata munella nyindulato Asan B Jobate inse kalamta ni nyina ko on the 23rd of August altata US embassy la residence to nta jam fola to nsa foy ko nga kalamtale ibe min kuolto nga kalamtale. Okay, on the 4th of September ijita watomina it was 1 p.m. ite Asan B Jobate ijita watomina was 1 p.m. itata daminto ngabelone we are monitoring ibe kuokuto we are monitoring. So albe baro minna we are monitoring you and we will reveal everything that you are going through. So alal hachuluto. And this message goes to the US ambassador in the Gambia. As an ambassador, a foreign ambassador in a particular country, your role there is for your citizens, for the protection of your citizens. You have no business in our internal activities. You have no business in our internal matters. Stay away from our internal matters. Your role here is for the protection and the representation of US citizens in the Gambia. Other than that, you have no other business. Why bringing about 16 US soldiers into the Gambia? For what reason? 16 US soldiers into the Gambia. You cannot be a US citizen and at the same time you want to control the Gambia. There is no black or African that will go to US and want to control US. The Americans, some of you are very arrogant to an extent that you want to control the whole world. Just looking at the lunatic president of yours, that is the American president Donald Trump, what he is doing throughout the whole world. Wherever the Americans' presence are being observed, you do not pray for peace and stability other than to bring chaos within ourselves or chaos within those countries. This is away from our internal matters. Having meeting till late night with Gambian servicemen and other individuals, for what reason? For what reason? Your business here is to represent your citizens and to represent your government. So in case something happens to your citizen, you are able to represent him at any level. But you are not here to represent the US citizens beyond that. You want to intervene to tell us what Gambia should do and what Gambia should not do. Keep your asshole closed. Keep your asshole closed. This is what I want him to hear. I want this message to be related to the US embassy in the Gambia. Directly to the ambassador. Africa dinte bolag Africa jang itata America e koy be mansakunda control la mansakunda nyanta ka tama nyami ate kenola ni o koy be kalo filila. So why that American will be na Gambia jang ye la fila Gambia control la itol la fla la nyami na manke batra di yati na manke hasidi yati America ya da du dundi dawo da look at sani alta dunia observe kelo be kuru kang Lebanese and other Israels will be no bunkang jumale ya ko sabu Hezbollah felendi ye bung jumala ba ko ko man na manke America di Russia and in internal affairs is being jeopardized by the Americans. Iran and other countries, you just name them. Muneatina, America cannot stay away from certain countries' internal matters.
they go to the toilet, they do not even wash their asses cleanly. They only use tissue paper to wash their asses. You must let your ass be clean before you let other people's country clean. Let your asses clean before you interfere with certain countries' matters. When you go to the toilet, you only use tissue paper. In most of the cases, after using the toilet, you come and sit in the midst of people experience scent of pussy. The scent of your pussy. You cannot stay away from our internal matters and want to dictate Africans what to do and what not to do. Just look at Donald Trump. Have you been using water to clean his ass? Hell no. So this is away from our internal matters. This is Africa and this is Gambia. Stay away from our internal matters. If you want to interfere with government matters, go to US. There you belong to, not Gambia or not Africa. When you forgot that your own continent is being developed by the Africans, that you enslaved during those ancient time. Africans was in your asses to this state that you have been able to do things on your own. You still want to demote and then criticize Africans however you want to. Idiotic people. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mbokki Gambien ni ak Sénégambia man ma fas ene ñëwaat waxtaan ak yéen ci mbiri problème yi nekk ci bi réew mi. I, the last defender of APRC, tey suma wax bi dinaa ko yóbbu ci mbiri TRRC ak diplomate passport. Gambien yi lu ma leen bëgg a wax mooy lan moo war a tax ba government bi ñu select team bu ñoo oo TRRC pour west suñu xaalis. TRRC gaa ñu ngi bitim réew te ku nekk lu moo expend per day $650 ci benn fan ku nekk. loolu ñaata la ci xaalis dalasi te mu nekk li nga xamante ne ñu ngi wër bitim réew dem di gis gaay UDP ñooñu la gaay nekk di laajte pour ñu wax mbiri président Jammeh o mbiri former government bi. te Europe benn night ci hôtel yaa ngi fay €200 per night. bokkut ak sa transport bokkut ak si li nga lekka. Gambien ni dañu war a seetaat li bu baax. Government bi suñ ko fa bàyyee dinañ yaaxaat suñu alal dinañ kasaara réew mi. lan la government bi nekk di tukki di ñëw tukki kese lañ fi nekk di def ñoom seen projet bi ay tukki la waaye doo gis lu ñoo liggéey ci biir réew mi. Diplomat passport yi Gambia government His Excellency President Adama Barrow audio bi dama ko address directly ci yow. I, the last defender of APRC maa ko wax. am na ñu bari ñi nga xamante ne ñu ci réew mi fii nii ñu ngi amee diplomate passport am ñi nga xamante ne nekkuñ di liggéey ci government bi sax ñu ngi amee diplomate passport. dinaa leen wax leena dem leen ngeen seet ci loterie compagnie nekk fii am na ñu bari foofu noonu ñi nga xamante ne ñu ngi amee diplomate passport.
duma awangum ñoom seen tur xam naa leen te gis naa leen te am naa lu óor kon nañu seet li ñu war a def ci biir réew mi yow government bi yéen a ngi taxawal commission of inquiry dina dañuy investigate Yaya Jammeh xaalisam alalam ak naka la liggéey réew mi waaye ba tey yéen a ngi taxawal commission of inquiry waaye diplôme passeport yi nii ak terrasse yi ñu ngi wees suñ tax price money dem Europe di rambaaj di tapale di wàllu amut waaye loolu yëpp gisu leen ko government bi ñu ngi tukki di dem di ñëw padiyem kese taxaw nañ fii ñu wax ne ñu ngi amee ECOWAS ñu ngi amee soldats ñu ngi amee police ñu ngi amee PIU waaye ndax ñooñu président bu amee yooyu yëpp ndax loo ñooñu ñoo ko teree liggéey o ñooñu ñoo ko teree génn si pour mu waxtaan ak Gambien yi ndax président bu amee sécurité loolu taxut doo liggéey loolu taxut ngay nelew Gambia fii soo waxee dëgg nga am ay noon nga am ay ennemi fii mbiri Gambia dinaa si dee waaye dëgg dinaa ko wax whether you like it or not képp ku mun a def lu moo wax lu moo def la li ngeen bugg a def waaye duma daw duma surrender APRC forever and President Jammeh yow TRRC ñu jógee fii di whole team bi benn boy rek la fi gaay bàyyi ñu ci des yëpp dem nañ te ku nekk ab $650 per day li nga dee expend hôtel bi yaa ngay fay per night €200 Gambien ni dañu war a seet lii bu baax ma ñëw laal mbiri tribalism UDP man duma laaxa duma dem fen UDP yéen a fi indi yi mbiri tribalism yéen a ko fi indi da ngeen war a bàyyi tribalism UDP moom leen réew mi te moom leen fii kenn even seen parti leader bi amul moomut fii kenn juru fii kenn bàyyi leen yëfi tribalism loolu moo gën waaye by November 29 lépp dina leer November 29 ba si Friday la lépp dina leer président Jammeh ba si Friday la jëlee réew mi ba si Friday la jógee fii waaye Friday 29 November du ma joxe bomsel bi ndax lii bomsel la bugguma dëkk bi maab waaye APRC by November ku doon jooy di nga ree ku doon yuhu di nga ree boobu man mi last defender of APRC maa leen ko dig maa leen ko wax jërëjëf alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin Gambien ni nuyu na leen waa maa ngi nuyu suma mbokki APRC ñi nga xamante ne ñu ngi loyal si His Excellency c'est professeur Alhaji Yahya AJ Jammeh Babili Mansa waaye Gambien ni dañu war a xalaat benn affaire lan moo yóbbu comité bi nga xamante ne ñu ne ñoo nekk ci biir TRRC lan moo leen yóbbu bitim réew ak lan la ñoo liggéey ci biir bitim réew because TRRC bi lu gaay nekk ci biir Europe léegi ñu ngi dugal ci ñi nga xamante ne ñoom dañ doon ut kayit asylum loolu moo leen dugal Europe ñooñu la gaay nekk di dem di leen laajte di leen question pour ñu wax mbiri Yaya Jammeh o mbiri
former government bi waaye ñun gisuñu ñii lu ñoo liggéey te doomi adama da nga war a mandu da nga war a gëm yàlla waaye ñu nekk ci terrasse yi gëmuñu yàlla manduñu $650 per day li nga nekk di expend ci benn fan loolu bokkut li ngay fay ci hôtel bi €200 per night la TRRC war a indi ci réew mi ban façon réconciliation la TRRC mun a def ci biir réew mi TRRC bi na ñëpp xam ne ñu ngi ekkati fitna because tey man képp ku taxaw si télévision bi jàkkaarloo ak Gambien ni ma gis ko suma bët mu wax ne moo rey man suma bokka next minute lan ngeen yaakaar ne man loolu laa war a def boobu suma tasee ak moom ci yoon bi su ma ko mënta rey dina róoba njabootam te dinaa rey kenn because doo rey suma mbokka ba pare ma toog di la seetaan ñu nekk di wax si TRRC bi dañoo bëgg a tilimal Yaya Jammeh yooniw kenn te ku ko wedi génneel évidence bi nga teg ko fu nga doon wax ak moom da nga ko record fu nga noonu téléphoné pour nga dem rey diw da nga ko record paper ngeen sign pour nga dem rey nit waaye loolu su amut képp ku wax si TRRC mbir Yaya Jammeh dafay fen waxu benn dëkk waxut benn dëkk Yaya Jammeh moo gën a set képp ku nekk ci biir réew mi fii da ngay war a bàyyi yëppi tribalisme bu ngeen nekk di def membre ci UDP ñu nekk ci diaspora bi fu mu ne nii ñoo nekk di fen ci TRRC bi because nekkuñ di wax dëgg te duñu mus a wax dëgg ñii nekkuñ ay nit yi dëgg duñu ay jullit UDP du parti bu baax parti bu nga xamante ne lu ñoo dund mooy tribalisme amuñu yërmande moo tax duñu mun a yore réew mi possible because soo leen xoolee UDP kan moo fa nekk ak nga xamante ne kooku moo mun a yore réew mi ki nga xamante ne kooku boppam bi tribalisme rek moo fa nekk xolam bi mbiri tribalisme moo fa nekk léegi ñoom ñoo nekk di wax ci biir TRRC bi in Europe full team TRRC bi benn nit lañ bàyyi fii benn boy lañ bàyyi fii lu ci des yëpp ñu ngi bitim réew te ku nekk yaa ngi fay seen néeg ci hôtel bi €200 per night sa transport bi bokkut li ngay lekka bokkut Gambie bi ñun fan lañu bëgg a yóbbu suñu xaalis Halifa Sallah saay bu mu waxee rek mu ne Gambie la naafuloo Gambie la rankeesoo Halifa Sallah mu ngi noppi xanaa Halifa Sallah moom dafa am lu ñu ko dee jox ci government bi nañu waxante dëgga yow 22 years yaa ngi bind sa newspaper bi 22nd July statement Gambie la naafuloo Gambie la rankeesoo who kill Dada Aidara bés bu nekk Halifa Sallah yaa ngi ko wax Halifa Sallah doo nekkoon di wax kan moo rey Aruna Jata Honorable Halifa Sallah nekkoon di binda kan moo rey Aruna Jata as far as 22 years yaa ngi binda bés bu nekk who kill Dada Aidara xanaa ma laaj la leen na government bi xanaa Aruna Jata du Gambien lu tax doo leen ekkati keesi Aruna Jata lu tax journaliste yi nekk Gambia naa fekk yéeféer yi nii lu tax doo leen binda keesi Aruna Jata because of Aruna Jata is from Foni loolu moo tax doo leen ko def lii moo tax ma ne yëppi tribalisme da ngeen ko war a bàyyi yow soldat bu yëgee ko ba Sénégal ñëw ba ci biir Gambia fii nii mu rey nit doomi Gambia ba pare dara du si génna lii mooy ñu Gambia lii la ñoo woote ci biir réew mi lii mooy démocratie nonsense drop démocratie ñaata nit ñoo nekk ci biir réew fi ñoo xam ne dañ daw génn dëkk bi ñaata soldat ñoo bàyyi dëkk bi ñaata police officer ñoo bàyyi dëkk bi
waaye servicement bu dégg rek mu bëgg a ekkati mbaga te amul fokol yoru dara soo seetee postam sax service bu gën a tuuti sax yorew ko di jël advantage si nit yi di sàcc ci ñoo seen fo ñoo dee sàcc sécurité servicement ni tappal rek lañ fi nekkee ku war a ñoo dañ ko arrêté waaye dëgg baa ngi ni doo leen ko def doo leen ko wax newspaper baa ngi fii ni di bind ay false information minister of information amul dara li nga xamante ne bind nañ false information te mu dem di arrêté ñooñu pour lan ñu ne commission of inquiry bu yàggut ni lañ dégga ñu ne dañ téye account Assombi Bojang Gambien ne yéen a yéeféer Gambien yéen a bon yéen a soxor yéen a añaan moo tax du dem gannaaw rek la ñoo dem soxor bi añaan bi bonaay bi moo tax even Gambia football team bi sax du musa win du musa qualified tant que government bi jógee fii team bi du dem fen xol yi ñoo tilim buggantewuñu Assombi Bojang yoonam nekkul ci government Assombi Bojang musta nekk ministre lan moo war a tabbe ñu dem di ñu naan dañoo téye accountant bi xanaa Assombi Bojang dafa dem central bank mu tiba xaalis doo dugal ko ci accountant bi xanaa Assombi Bojang doomam amut alal 22 years yéen ngeen yaakaar ne yaa ji bi du am alal du am xaalis ba pare right now président bi nekk ci biir réew mi mu ngay wone Gambie ni moom dafa am alal dafa am xaalis because boo demee ci biir Mankamakunda bu soo gisee kër bu ñu tabax foofu noonu di nga xam ne dëgg-dëgg président bi mu ngay wone dafa am alal xanaa moom su wàccee këram bii nii dinañ fa def camp wala dinañ fa dem di play warga football because moomut kër gi xoolal kër yaay ji lu ñu ko def kon next minute moom kan su wàccee këram bi ñu lañ koo def amaguloo 3 years nga tabax kër bu nga xamante ne kenn musta yaakaar ne kër gi nga taxaw ci biir Mankamakunda fan nga amee alal bi fan nga jëlee xaalis bi xanaa kon alal Gambia la moto Yaya Jammeh ñetti moto Yaya Jammeh nga xamante ne mooy yu ndaw Yaya Jammeh soo amee gan pour dem pour airport pour jëli gan bi moto mi ndaw yi nii ñetta ñu si kër Saa Kairaba Jawara ñu ngi waa moto Yaya Jammeh dañ seer essence waaye moto yi ñu ngi koo joxe am na ñoo xamante ñu ngi koo dawal ci biir dëkk bi ñu ngi koo gis waaye commission of inquiry ngir nga mi mooy lan yéen a ngi wax ne commission of inquiry ba pare yéen a ngi use kooku alalam tamit di ko use xanaa yéen xalaat nañ ne yéen a ngi wax nit yi commission of inquiry loolu ngeen nekk di follow balaa ñu dégg problème passeport diplomate passeport waaye dëgg ministre bu eenee réew mi pour liggéey ministre bu am yërmande ci doomi adama di la wa doo dugal yeneen diil doo dugal yeneen tappale waaye ñun Gambie ñoo ko def ñu di dem di taxawal di ci pool bi di vote tappalekat yéen xam ngeen ne coalition bi du mënuñoo yore réew mi because amul kenn ku fa qualified 2 years ñu ngi dugal 3 years daala sax mu ñu ko indi ci réew mi te ñu ngi tukki bés bu nekk ñu ngi tukki weer bu nekk lu ñu fa séntu mooy padiyem Yaya Jammeh ñu indi fi ay moto ñu ne leen téye moto bi comme chef inquiry téye moto nangam waaye ñoom ñu ngi nii jënd nañ ay moto jënd nañ ay rider kon maa ngi laajte président of the Republic of the Gambia fa la jëlee xaalis bi di jënd ay rider di ko doo Barrow movement nag jéem si mu explain fa la jëlee xaalis di jënd rider doo ko Barrow movement
as far as Yaya Jammeh moto mi dañ ko téye dañ jël yeneen moto yi sàcca ko dem jaay ko Bissau ak Sénégal jël xaalis bi di ko tiba di ko dem di ko déposit Ecobank bi nekk Guédiawaye Dakar my God APRC nag ku nekk jóg ñu dem ut kayit ndax time jot na pour APRC nanguwaat réew mi ñu liggéey dem leen ngeen ut kayit voters card moo ñu mun a nanguloo nguur gi nañu ut voters card na ñu génne nguur gi ci biir réew mi fii nañ leen génne ñoom yépp ñu dem exile because amut njëriñ ñu nekk fii ci biir réew mi fii ñu toog di xoolante ak ñoom amuñu éene ci réew mi pour liggéey kon na gaay génne dëkk bi totally nañ leen wàcce ñu génna waaye naka naa wàcce nañ dem ut kayit ñii il faut que ñu vote leen out na gaay génna ci biti red card government dafa am yoon boo koy liggéey ministry am na yoon waaye déggoon naa fii nii honorable OJ Jallow ci dëji Sada Kairaba Jawara lu mu wax waaye dinaa ñëw ma tontu ñoom yépp ku nekk sa wax ndax OJ dafa fàtte ne moo nekkoon agriculture minister lan la indi ci réew mi lan la def ci réew mi ñu kasaara réew mi a ngi nii ñu rey Gambia a ngi nii nga nekk ministre 30 years or 25 years mun loo développe Gambia mun loo développe agriculture indi loo benn sax jaasi nga jox ko béykat pour mu gor garab nga taxaw ci mbooloo di wax di wone yow sa mun-mun ak sa jaar-jaar def loo fi tus honorable OJ Jallow dara nga fi defut benn taati mango nga sampal Fajikunda benn taati mango bu nga nekkee secondaire fii député MP fii benn taati mango nga sa sampal Fajikunda apart from that agriculture ministre bu fa nekkoon defoo fi tas defoo tus yéen daal dem dikkut du samba du paate yëpp zéro kenn fi bakku c'est professeur Alhaji Yahya AJ Jammeh Babili Mansa moom rek mooy góor ci biir réew mi moom rek mooy gaynde ci biir Gambia moom rek mooy liggéeykat ku jóg di ko saaga ñun ñu ngi fii pour taxaw pour defend Yaya Jammeh ku mu naxari ku mu neex man last defender dinaa defend président Jammeh dinaa defend APRC te du ma mus a génn APRC man Yaya Jammeh forever suma baameel because lu tax reason am na reason bu tax ma support Yaya Jammeh moo liggéey réew mi moo fi def lu kenn defut te moom rek moo mun a ñëwaat fii mu liggéey Gambia su à part foofu Yaya Jammeh kenn mënu fi liggéey tus cuune nganda yi mun nañ liggéey Gambia cuune yi ala yi nii boo déggee nit yi kaw mooy ñii duñu mun a liggéey réew mi waaye ma ñëwaat dinaa ñëw spécial audio bu nga xamante ne pour nit ñi nga xamante ne ñu bon ñi nekk ci biir réew mi ñuy toppat doomi Adama waaye Jammeh Jilanko Mamadou Marong Baytullaay Ansu Prof Badji Djiba Kulo Omar Touré maa ngi leen di gërëm di leen sant seen taxawaay bi ci APRC ay jàmbaar ngeen ay gaynde ngeen since day one yéen a ngi wax kenn amut fay kenn yàlla moo am fayam te dinañ leen ko fay incha allah because képp ku taxaw di defend Yaya Jammeh APRC di nga ànd ak yàlla waaye ku against Yaya Jammeh ak APRC yàlla dina la bàyyi gannaaw wasalaam. ngo diyamu ñoo mu sabalati ni be diyamu la doro ñante miralale mo sifa jumalle be ñaato wore ka diyamu ñoo sifa jumalle wole mo nka diyamu ndoko leba anu hani wo fanan kuma kan jawo manyanda na laji
fulanyaw fon ka diamu mfulango leba wo fanan sa fo kuma kan jaw man nyanna nalaje bar ñu diamu lu ka fata nole andi bu ka nyoto e bu ka mol tore ka men diamu ni ka diamu yi dokole si diam nyala ate toro kala aske ko kuma jawnde balate toro kala ibe diamu ke fulango le e ka diamu nyala man nin kay nyimbe sorle anin ni be diamu kan alfali anin ke balu ñinu do ni be diamu keye inyantalo na silanka ñin mustawa ñim molu menke diamu te ibenye mintole ndoko lembam fo mfulangol lembam fo na alfa wara na ke ballem ñin ku maada bak ni ñinu bonni nyoto woto watu wat ni be diamu la ite ñim moyla wo mari la kafoko mbina mem fola hal kana la moy nin gisola ala la moy nin hakiro la manta mo nenen yo moy la dron isale pareta mo lenen tonya woka fole nendri manke yalla mem tonyati wole mu ko mem be keri ikafo nyama wo mu tonyaleti hanna tara mem ba ke kan nin woya moy abika diatuloy mem ba fokan nin woya moy abuka dia tuloy ka fola ne ka foko tonya dimite buka fo nyin kamma ko tonya dimita ka du ko tonya fola be nendirolla abuka fo kamma abuka foko tonya dimintele ka du ko tonya fola be nendirolla tonya na buka fo kamma ala dimingu nyim buka fo kamma ala dimingu ka fo men kamma wala mu ku kurun kela buka la fi yala ku kurun fo kuma kurun fola buka la fi yala kuma kurun fo nin tumo me iba fo kan akate dimile wala ne ka fo tonya dimitale tonya o nyanda fula membe keri nga fo nyama membe keri nga fo nyama bari nabe fula fanan nendirole kanake bade ngono niaje wulita nambi e nendiro akomanto demanding nga moy nendirlae mandin ko le chodi woto ngodia moki niamoy ka fo menna ko kana tambite kawata wala boroma birin kuto na de yebulo le datu mbodo to mem futata makunun ko wole mu nendirlae amandin ko aye bele dete nyola ko mandin ko jola surwa min silo nko nga fata siyolu fola kanendiro ke mbe mu kaworo wula si kilingo molle mun toluti kaworo wula si kilingo molulle mu toluti nga oto muta ba nga bo sirin badingulu momo si menno nyinendir kuoto ko nga mem fale ndeta Facebook de nga kibaro le moyje bari nyindo wokana WhatsApp say moka hani akatara loring sa teluto suwolu kono akatara loring aka hani akala buton dete aka dama dewlu kumanda ke neng aka siyolu kumanda ke neng imansiya msi danke no alale wallahi mansiya me molu tentula mbe jayila men yana ko ye hadamadi ya bunya ye fengo fenje dunia kono fengo fen adamadi wala ba nyaato ibe adamadi wala kala number 1 di yo fengo number 2 hani dino adamadi number 1 dino number 2 ko dino dita adamadi wala adita telala dunia karifata adamadi wala male oke wala mo alati Allah ta'ala famole dunia karfa adama dingula nin kanola anin lannayala woto kilin membe mbul mkono men ya lon ko lamfanna baliya yesoto foy kallo kanyinendir sifal ka to ninga tara londo bebulu ibe diamu no la molele pour il lafta même fole ya fono ay senima e futela nsi seyakan to nya fo manke nendirti to nya fo dum muneti membe keri iya fo nyama molla kuwoluto ila kebarol tan ila fo fengol membe keri ya fo nyama wala mu toñata wote hanna man diya wo kelali baraka jamala bondi ila kebaro da ka jamala bondi ila fo fengol bari nendiro manke silati me yalon ko adama de sa kela tarambuloti isa kela busode ko be fenne bondi la molbul sako sinengo na tundolto nyaabe ku jamal Burkina nyol ka fale nyaabe ku jamal
ala la demalo to na cokiñolo dolla cokiñolo jamfatale bawo fende o londi tembul ko nga fale nyemen fereten na sembeten bari nganiyole be maniyole warata nganiyole ket nganiyole be kering ni membe kering simfon dinniul mem bebe jang na alfal mem bebe jang wallahi ila nganiyo menti wala mfata fiŋo ye kungoto tasoto wallahi ila fata fiŋo mo ila nganiyo moleti wole antinna ni nata na lontan kan fo mo nyindi nendiri buga ke membe kering ka fo le nyam bira radio to fo ala nyen simfon kono jala yen ka fo kono jang nendiri buga ke jang iba kala doron hannatre fe ikam mo ite fon fe ikam mole ibe mole wulin ligan ka joni wala mo ka flag nyaaton ko lam ibe nendiro kala so modo bina modo finle kana ba fle nyim buga ke jang to lam membe kering ka fo le nyam nendiri buga ke ji yo woto nyanta katala ngagnin dinkira bi na don diamo be lata nyin dinkira le kan nendir jawol le futata maten sayen ko tek wodulato si saba bele to fotaji wolu manyan na kala badumul nyimbula wolu manyan na kala badumul sayen nyina be kala na bi kumoto jamfa bala nyina be kala labanti me mem fola wala mo nyinti ko na wasa boni wasa dingul alkana altulo kas parliament and parliamentarianol alkana altulo kas alalla lo dulal ke nindiro la kuoto alalla lo dulal ke nindiro la kuoto dimba fa ka diala nintu momen abe sisi kan dimba fa soni ata bake nintu momen abe sisi kan barna malata malajabe malanyato jannabe fala kana mul batandile anda si mala no wati la fanan wato me yalon ko jite kere wara si mala dinkirato dame yalon jiyol be jam fare wara si mala dinkirato fitol tiji woto niaje sisi la doron abe sisi kam mengo to niwol bonni doro po asisi dulaji o faaka sone yalla wato dol fan e kesi on le doro kan doro woto mbe wasa boni wasa dingulu ala lo dulaki na nyato bunda na salati yolu men ya lonko wolle be lorinye na banko kantaro na banko kono feona a kantarola na banko kono feona wala na ministry me ya lonko interior misalan fe aninna ayjilu polisolu alim be nyoma koy ngagnin nendiro nga dankala sate dingulu alinga fero beke nga danke nendir lalla nin nendir la ben na satele kono sate dingul delegation ye mol kaf nyomo ya walinge te dia may malla fi nendiro ka bonin sate kono ka dunia waling malla fi wala tundolu bankolu alinga nyoma koy nendiro buka kairo wulu nendiro buka adama dingulu hakilo yiriwandi ake hakilo murle ka kamfale imansi ankonon si danke nolale bira malia kasama sa senegal daoda gambia si danke ni imansia baralin kane tuje alinga kata nga danke nendirola ningonte membina kela wala membina fawon le jalayla nkana dan diamo la nga dankala nge waling nge diamondi dolbe je wala be sulari makoy rol nendiro jew ya bata adama din kunkili mo newo jew ya sako sinewo yo nim fura do dinkirado badenglu mbal be konton na mbal tendula mbal jayila lala mo ko nyima ka bo membe keri nga fo le nyama alnal badim malam ibrahima fati sweden yoti bori gothenburg membe kerin to yala ben jatol be konton na minin kisima sawane nyol men benye Sierra Leone anin Mohamed Doucouré Suleiman Jendi nyolu Sadio Camara nyolu kata Lamine Sarr nyolu Zaki nyolu Lamine Konate be konton na pa Modou Bodian nyolu be mo be konton na Diba Chaku nyolu be mo be konton na anin LIB Sanyang
be kontono sayata be Gambia la so momo be jang bal be tan lam bal jeyla be duwala simfon be na bari musul men be kono be konton na be duwale fanan fo ala se san kayro siya ala ma san kayro siya la alama be bankol men kan imbota banko men kan alama kayro dam ma sabat be je fitno banko kan alama be de ben alnin kila hormol South Africa la nyin kuani Nigeria nyol tema alama tenkunna alama ko afitno fala alama fala alnin kila hormol sallallahu alaihi wa Muhammad al badi malam Ibrahim Fati Sweden kabali membe kering nka fole nyam ala baraka